mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dalee nag jàmm ci xibaar digg bëccëg gi ñu door ko ak ponk yi ci gën a fës mu bokk ci niki kon ba si démb bi tàng jër la def ci université yi nekk fii ci Sénégal gannaaw ba ñu faatee kii di Fallou Sène ci université Gaston Berger bu Ndar Géej jamono ji nag fu mu ne nii kon askan bi ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy kon ndongo yi ñu ngi sàkku nag bu baax a baax ñu daal di nag ubbi ab enquête ci lu numéro waaye nag fësal ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo def yooyu lee ñaaw def mu am sax ay gendarme yoo xamante ni kon jot nañu leen gaañ ci boobu lépp kon ñaxtu yooyu lee kon ndong nañ ci ñëw ci biir jotaayu xabaar yi. ci lu ñeel ba tey mbir ya procureur bu nekk ca Ndar Géej dafa naroon kon joxe ab point de presse maanaam dajeek taskatu xabaar yi bi 11h jotee ni ki tey ji kon ci suba ci lu ñeel li nga xam te ni moom moo di kon l'enquête bi mu mel ni nag boobu lépp point de presse dañ ko kon mujjee daal di nag dàq ba jëmbi jamono point de presse boobu doon ñëw kon ci li nga xamante ni moom moo ñeel kon faatu ki nga xam ne moo di Fallou Sène jamono ji nag campus yëpp ñu ngi ci ay manifestation yu metti kon tàng na jër nag foofu fii ci Dakar tamit am na ay manifesté yuñ ci nemmeeku ñi nga xam ne ni nag ñoom ñooy kon jàngalekat yi bokk kon ci SAES ñoom daal dinañu jël xàppati ñaari fan yoo xamante ni dañuy bank seen loxo ne duñu faste xàncaaku moroomam ngir daal di jàppale ndongo yooyu nga xamante ni jamono ji ñu ngi ci ay daañu ci toftal xibaaru biti réew li ci yéen kaay ñu xëyandoo bokk yi les ponk lañu fas yéene yaatal léegi-léegi. dalee nag jàmm ju door xibaar yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndongo yi jamono ji nag ñu ngi ci ay manifesté yu métti fële ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tamit nemmeeku nañ fa lu ni mel ay manifesté yu métti am na fa ba dem baak dikk ba daal di gàllankooru mu mel ni fu mu ne nii yëpp daan na nag tàggatembe negeek ki nga xam ne nii faat nañu ko di Fallou Sène di ab ndongo ci université Gaston Berger bu Ndar Géej jamono ji nag coow loole dem na ba fële ca Sikicoor yeneen ni ay ndongo ñu ngi nii tamit doon manifester ca université Assane Seck ñoom nag wàcc nañu si mbedd mi di ñaxtu lu ni mel tax nag ba fu mu ne nii daal ñoom ñoo ñee di ndongo yi daal taxaw nañu temb ne faaw nag ñu daal di kon wane li nga xam te ni moom mooy wàllum yoon Amady Khalil Diémé lañ ciy àndal la. tey yëf yi tax na fii si Ziguinchor depuis si suba ñi ngi dox fële si ENO bu université virtuelle fi nga xam ne étudiants yi yëkkati nañ kàddu pour ñaawlu li nga xam ne loolu moo am fële si Saint-Louis fi nga xam ne étudiant lañ fa faat buñ fa jógee étudiants yi ngi bokk si kuréel bu ñu duppee université Assane Seck bu Ziguinchor takku nañu jël yoon yi daal di dox ñaxtu pour manifester ñoom seen colère tamit si manifestation boobu ñu daal di déloger école yi nga xam ne ñoo nekk fii si Ziguinchor yi bokk ak étudiants yi ay nit yi takku ñoo manifester jàkkaarloo nag ak policiers yi mu doon li nga xam ne vraiment Ziguinchor tey niroon ak champ de bataille gis suba saxaar si lacrymogène yi ak xeer yi nga xam ne élèves yi yooyu lañ doon sandi ñi taal ay pneus pratiquement dans toutes les rues de Ziguinchor mu doon li nga xam ne tey dafa lëmbee te yemul foofu pratiquement yoon yi yëpp la élèves yi investir ñu daal di attaqué li nga xam ne loolu mooy IPRES bu Ziguinchor élèves yi daal di koy dugg saccagé li nga xam ne loolu mooy IPRES bu Ziguinchor nekk si chantier quartier Santhiaba fii si Ziguinchor mu doon li nga xam ne métti na lool fii si Ziguinchor ñi di liggéey si hôpital de la Paix dañ ko ñawlu ñu ne narul nekkul benn yoon justement ba hôpital bi nga xam ne ay nit yu feebar ñoo fa nekk ñu daal di fay sandi ay lacrymogène fu mu ne nii di wax ak yéen maa ngi si hôpital de la Paix léegi la ñu doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fii liggéey ñu bëri dañu yëkkati seen kàddu ñaawlu même ñi nga xam ne ñoom ñoo gungee si ay patients kenn si benn xale bu góor bi nga xam ne dañ ko indi pour faj daanaka dafa feebar mais policier bu ñu si dugg si dañ ko jaawale ak étudiants yi daal di koy brutaliser yóbbu ko fu mu ne nii gars yi ñi ngi dafay tractation pour xale bu góor boobu ñu mun koo libérer ay étudiants yu bëri la policiers yi jàpp lu toll si fanweeru étudiant la policiers yi jàpp fu mu ne nii justement élèves yi nee nañu ak étudiants yi nee nañu nañu fexe daal seen kentu lay kattan pour mun a def justement lépp pour libérer ñi nga xam ne ñoom la policiers yi jàppale si commissariat bu Ziguinchor. Amady Khalil Diémé ba tey ñu des ci wàllu wi fële ca Pataar nag foofee nga xam te ni
fala fàllu seen daal di fekk baax askan wa nag wàcc nañu si mbedd mi daal di manifester ñoom it wane seen naqar tax nag ba yoon ya dañu ko taxawal kon dañu koo baare tàggatee mbel dem bekk dikk bi tax nag ba fu mu ne nii daal mbir yaa nga mel ni tuleek maale ay waajuram nag si naqar gu metti la ñu nekk jamono ji. Cheikh Diouf wala kenn su ñoom dañuy teewlu kon ay kàddoom ci njaboot ga daal na dénk kàddu ya ki nga xam te ne moom mooy Mamadou Makhtar Sarr. daal noonu lañ ko dégg ndax man magam la Casamance la ma fekk démb lan moo 13h wax ma ko ne ma Fallou daal ay jàmmaarloo yu amoon Ndar ci la ñàkk bakkanam mu doon mbir mu tiis nag ci ñun wax dëgg yàlla doon na mbir moo xamante ne bii tey ku gis dëkk bi nii mu mel xam ne metti na ci xol ndax dafa doon xale boo xam ne benn problème amu ko liggéey dégg ndigal rek lan xam ci moom tey jii ku gis nii mu nekk nañ loo xamante ne bii mënatuñ ko am ci àdduna léegi nag ci ay village waalan d'accord mais nag ñu ngi ñaan ki nga xamante ne moo jiite réew mi ndax lii amoon na fi bu yàggut ci suñ benn dëkkandoo Basirou Faye njaareem ba léegi kenn waxatul lu ci jëm leneen amaat na nii wax dëgg yàlla mbir métti na métti goo xamante ni ndax yor doom ay waajuram yorunu dara sacrifice seen dund gépp ci moom pour am yaakaar ci moom mu def fa ñaari at xam nga ñu xëy a xëy indil leen néew na dee na ca xamoo lu ko rey ku ne ñëw di wax ñaari fan ñetti fan ñu fàtte ko daal métti na métti goo xamante ni bi daal ñoo ngi ñaan ngir yàlla war a soli dëgg la ñàkk nan danañ muñ ndax ay jullit lan waaye nag nan ñu dimbale ngir yàlla li ci war président na ko ci def ndax lii damaa jël suñu bopp mais mën na dal ñeneen te ñëpp ay doomi sénégalais lan waaw kon daal métti na métti goo xamante ne bi daal ñu ngi tàllal loxo képp koo xamante ni mën nga nu cee dimbale mu leer ñoo ngi la ciy tàllal loxo nga dimbale nu ngir yàlla war a soli mbir mi daal mu tegu ci yoon ñu xam lan moo ko rey ndax métti na lool xale bu ndaw ba mu tekkee jabar ak léegi matagut 15 jours gisul ceet gi fekk ko fi ndax ñàkk moyen bu mu ñëwee loolu mi ay papaam nekk Gàmbi ñun ñii ñuy ay néew di doole sacrifice suñ dund gépp ci moom ñu xëy indil nu néew doon na mbir moo xam ne ni daal metti nañu lool 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 lool. allahu rabbi danoo am ay kilifa nag am na loo xam ne xale laa mënuma koo wax danoo am kilifa ca ku am kilifa da ngay déglu waaye daal lépp loo xam ne war na ci fas yéene nañ koo def comme que ne danoo ay kilifa yoo xam ne mënunoo wax ngir ñoom li nu war daal mooy ñaawlu gi daal nga gis mbooloo mi nem fi ko li commencé ndulo Sambe ba Diourbel Casamance ba démb fa laa jóge mais ma ngay toj. ñu wax ba tey ci mbir moomee ni mu amee woon ni kii démb fële ca université Gaston Berger bu Ndar Géej ci tàng jër la defoon ci diggante takk der yi ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ndongo yi nekk ca daara ju kawe joojee ndax nag ñoom dañu doon sàkku ñu fay leen li nga xam ne moo di seen i ay bourse mujjeewul antu tax nag ba daal mbir ya am ba seen kon ñoñ googu ñu daal di ko fa faat di kon fàllu seen am sax ay takk der yoo xam ne nii tamit gaañu nañ ci waaye nag am yàqate gu metti goo xam te ni tamit ndongo yi jot nañu ko fa def Gabriel Barbier. bi mbir mi amee ba léegi li nga xam ni moom moo wérte wóor moom mooy ci diwaanu Ndar ak ci lu ko wër ñëpp rek di ñaawlu ñàkk bi nga xam ni moom la Fallou Sène ñàkk bakkanam gannaaw bi nga xamante ni ay jàppante yu tar ñoom ñoo amoon ci biir université ci diggante gendarme yi ak ñi nga xam ni ñoom ñooy étudiant université Gaston Berger bu Ndar. ci loolu nag ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Ndar ñi nga xam ni sax ñoom dañuy xool di joxe seen xalaat ñuy wax ni daal lépp nag nguur bi la gannaaw bi nga xamee ni ñoom ñoo yéex ci li nga xam ni rek moom mooy joxe bourse bi nu war a jox xale yi te ñu yellool ko ñi nga xam ni nag ñoom ñooy waa SAES ñuy wax ni li nga xam ni nag moom moo am moom ñoom xamuñu sax nu koy waxee ndax ñoom metti na leen bu baax te kat ñaawlu nañ ko bu baax a baax ñi nga xam ni nag ñoom ñooy étudiants yi ñoom seen mer daal defuñu ko lenn lu dul lépp lu ñu gis rek te mu xam ni daal bokk na ci nguur gi wala université ñu daal di kaa jaxate ci loolu nag fi nga xam ni mooy CROUS yàq nañ ko fi nga xam ni moom mooy rectorat itam yàq nañ ko waaye nag ñu daal di dox ba fi nga xam ni moom mooy Ngalel yàq fa li nga xam ni rek moom mooy kër professeur Mary Teuw Niane ministre de l'enseignement supérieur ci noonu itam taal nañu li nga xam ni moom mooy ay pneu ci fi nga xam ni rek moom mooy route nationale numéro 2 bi waaye nag lépp rek mbir mi nekk lu nga xam ni lu yàgg ci noonu nag ñuy wax ni fii nga xam ni mooy diwaanu Ndar naam jamono yi moom gaa yi dal nañu waaye tekkaaral bu nga xam ni
kenn xamul lu mu ëmb. Saint-Louis, Gabriel Barbier, radio télévision. jërëjëf Gabriel Barbier naka noonu fële ca kon Sikicoor foofee tamit tàngoon jër ca université bi di Assane Seck kon foofee nag ndongo yi daal nañu génne wane seen naqar ndax nag gis nañu ne lii di raam si ñag bi la jëm te boo moytuwul nag dina leen indi rek ay gàllankoor yu métti tax nag ba ndongo yooyu daal nee nañu daal mbir yi waruñu ko seetaan benn yoon faaw yoon doxal li nga xamante ni moom la ñu ko fi tegee ñu teewlu ci kii di Sada Amady Sogo mi ci yëkkati ay kàddu nañ ko suñu naataango Amady Khalil Diémé. tey ñu ngi fii ñu ngi nakarlu lu xew tey ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ñun waa université Assane Seck de Ziguinchor ñu ngi fii pour nakarlu loolu ab incident bu amoon foofu tey nii étudiant bu ñu rey foofu kon ñu ngi nakarlu tamit ñu ngi delloo xel yi ci yàlla ci dogal yàlla boobu mais tamit ñu ngi ñaan autorité yi ñu vraiment bañu ñu jéem a jël ay jéego pour ñu bañ a amaat ay réaction yu mel nii ndax lii su fekkee à chaque année wala à chaque moment ay question de bourse pour paiement de bourse loolu moo tax ñu ñàkk ay nit ñu ñàkk ay étudiants ay intellectuels ci réew mi man xam naa ni tey fu ñu weesu war nañu dépasser question boobu kon nag ñu ngi ñaan au nom de tous les étudiants tey ki nga xamante ni moom moo dirigé moom moo nekk ministre de l'enseignement supérieur na démissionné ndax tey moom il a failli à ses responsabilités voilà. mbir yi nag fépp lay booyee jamono ji ñi nga xam te ne tamit ñoom ñooy jàngalekat yi nekk ci daara ju kawe ji daal di lalu nag ci syndicat bi ñu duppee SAES ñoom it daal di nañu bokk ci xeex bi ndax nag mbir yi dañu ko naqarlu gis nañu ne daal fu mu ne nii jot na ñu daal di jóg ci lu ni mel tax nag ba ñoom ñaari fan la ñu daal di xàppati ne ñoom dinañu ko toog duñu fas ci xàncaaku moroomam ngir jàppale ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ndongo yak naqarlu tamit étudiant boobu nga xam te ni faat nañu ko di Fallou Sène Malick Fall la ñuy teewlu moom mooy secrétaire général bu SAES dénk na ay kàddoom Amady Khalil Diémé. milieu boo xamee ni amuñu fa mbokk amuñu fa kenn ku leen fa nekkal lu dul ñoom ak seen bopp ñu am jafeñ-jafeñ pour lekk am jafeñ-jafeñ pour faj seen yeneen soxla yu sew sewaan yu ndaw yooyu ñooñu toog di réclamer seen bourse tax ñu yebal ay force de l'ordre ñu ñëw dóor leen dóor yu méttee noonu ba am ku ci dee loolu du ñu def lu dul di ko naqar du ñu def lu dul di ko méttitlu loolu moo tax tey bi ñu ko yëgee ñu waxtaan ak suñu yeneen nattangoo yi nga xamee ni ñoo nekk ci biir SAES décidé ni danañu am ñaari fan yoo xam ne dañ koy grève muy ëllëg alarba ak gannaaw ko ëllëg ci alxames yooyu dañuy banque suñu loxo waaye nag banque suñu loxo boobu rek taxul ñu ni foofu la ñu yem ñoo ngi xool ak ay avocats yi ba xam ndax ñun SAES mën nañu constituer wu partie civile dans cette affaire wala déet parce que quand même lu ëpp tuur ndax bu fekkee ne woon bii cas rek moo mos a am Sénégal ñu mën a wax mais bii mooy unième cas bi nga xam ne ni am nañ ko ci di gaañ yéen a ngi fàttali ko rek. waa SAES kon bu Sikicoor ñu ngi jamono ji kon ñu daal di xuuf ñaari fan ci bés yi ñuy liggéey ne dañuy bank seen loxo ngir naqarlu nga xam te ni xaw na ca fi nga xam te ni moom mooy kon Ndar Géej ñu daal di toog ba léegi ci wàllum njàng meek jàngale mi waaye dañuy wax ci leneen wax nag ci jàngum alxuraan ndax nag am na ñaari doomu Sénégal yoo xamante ni ràññee nañu leen ca fi nga xam ne moom mooy concours jàngum alxuraan fële ca Malaisie ñoom ku ci nekk kon jël ñeenteelu place ba di kon ñaari xale yoo xamante ni jamono ji seen ni ay jàngalekat ñu ngi leen di sargal bu baax a baax waaye nag porox ndoolu nañu si seen ndaje di ñu gën leen a bàyyiwaat xel Théodore Semedo mu nga fa woon. amaat na ndam ci umma islamique bi gannaaw bi nga xam ne am na ñaar ci ndawam yoo xam ne dañ leen jot a jox ay raaya ci benn concours wàccee kaamil ci diwaanu Malaisie. Vraiment, je suis contente d'être parmi les 5 premières là-bas parce qu'il y avait trop de monde là-bas, presque tous les pays. Alhamdulillah rabbil alamin. loolu sëriñ daara yi di ko rafetlu bu baax waaye tamit di yëkkati seen kàddu di sàkku ci nguur gi daal di jël koppar bi nga xam ne moom la jagleel wàllu njàng bi xalaat si daara yi. waaw xanaa wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax ku nekk xam na ni réewi jullit yi ni ñu baree ci àddina bi
ñu daje ci benn bërëb di leen nattu ci ñan ñoo gën a man alxuraan Sénégal yebal fa ay nit ñu bokk ci ñeent ñi nga xam ne jàpp nañ ne tey ñoo gën a man alxuraan ci àddina loolu fierté la boo xam ne kenn xamul lu mu toll sak la ndam la itam pour Sénégal dafa wonewaat liggéey bi nga xam ne daara yi ñu ngi koy liggéey waaye taxawaayu fédération des écoles coraniques di ñu am courage yu mën na feeñal seen bëgg-bëgg feeñal seen cofeel feeñal seen bëgg ci alxuraanu karim waaye nag di wax comme na ma ko daan waxee mooy ni ko Malaisie di defee Koweït di ko defee Tunisie di ko defee Arabie Saoudite na ko Sénégal defee noonu ndax concours yi ni ngeen ko xamee mooy amu ci benn boo xam ne benn organisation internationale moo koy def ay réewu l'islam ñoo ko initié te Sénégal réew la moo xam ne réewum alxuraan la jot na suñu réew mi taxaw initié concours international boo xam ne adduna bi yëpp fi daje ñu sargal fi alxuraan yëkkati fi alxuraan dund alxuraanu karim ndax loolu mooy Sénégal. naa sant yàlla jaar fi suñu mbokk yi jaar rek ci xéwal gu rëy gi nga xam ne defalati na ko Sénégal ci niñ ko waxee suñuy doom yoo xam ne fii lañ leen tàggate ñu jóge ci ay daara yu ñu xam ci seen taxawaay ak seen njàmbaar yàlla def ñu bokk ci ñi doon jongante ci concours bi nga xam ne fédération bi dina ko organiser ci lëkkaloo gi muy lëkkaloo waa Sénico. ñu état du Sénégal bàyyi xel bu baax a baax xam nañ ne sax mi ngi def ay effort waaye na yëg ni fi mu ne jot na nag ñu taxaw beneen taxawaay amaat beneen xar kanam boo xam ne bu bees lay doon ci njàngum alxuraan ak di ko jàngale. sëriñ daara yi ñoom ñu ngi am yaakaar ba tey seen kàddu de nguur gi dina ko dégg ki leen jokkoo yéen fii si diwaan Pikine Théodore Semedo pour Walfadjri. jërëjëf Théodore Semedo fa la ñuy bàyyeekoo daal di wëtali yi nag aéroport bu Blaise Diagne nekkinam ak askan wi nga xam te ni ñoo ko wër jamono ji mu ngay wéy di gën a métti askan boobee nag gis nañu ne daal liggéey yañu fa door da leen di jural ay gàllankoor tax na ba ngàlloon nañu ay morso yu xonk wàcc si mbedd mi jeex na daaf mu nga fa woon. diggante AIBD ak dëkk yi ko wër dëkkandoo biir a taxagul ba tey. depuis bi ñu ñëwee fii ba léegi li AIBD ak état bi ak collectivité locale bi warloo woon ak ñun dañu ko deful ba mu mat site de recasement baa ngi nii 150 hectares la seuls les 74 la ñu aménagé def ci kër yi li des yëpp dañ ko warloo woon pour jeunesse bii ngay gis nii booba ba léegi ñu ngi leen koy laaj wante li lëndëm ci mbir mi dañoo bëgg monsieur le maire Momar Ciss wax ci suuf si nga xamante ne moom la ñu état bi warloo woon d'accord président de la république déclassé na forêt classée bi 304 hectares jox ñu wante boobu ba léegi ñun ay béykat lañu béy lañu xam di dundee xamuñu liggéey àll wala def leneen pour dund ñun nag kenn du fi sàcc kenn du fi def dara agresseur amul ci ndaw ñii ngay gis nañu nu delloo sunu tool ni ñu ko recensé woon waaye di ñu ko dagal par quota naan barat lii nga moom kesuwaat lii nga moom kàcce lii nga moom laajuñu loolu kenn ku ne luñ la daggaloon lañ la ko jox. si anam dëkkandoo bi bari xiiroo ak ŋaayo faram-fàcce gi ak askan wi. problème mu emploi des jeunes ca aéroport ba gis nga Abdoulaye Mbodj na xam ne dafa toxal ba toxal ay armeel kon nag ñi mu toxal ba toxal seen armeel bu taxawee tey wax ne wala ñooñu ñi amee priorité mooy ñi ñu jëlee aéroport Léopold Sédar Senghor loolu est-ce que defe nga ne jaadu na ñu jël sunuy tool jël sunuy kër ñu bàyyi foofu sunuy cosaanu maam ñëw ba fii tey xale yi di taxawal Abdoulaye Mbodj war na gis loolu dafa waxoon ne vulnérable bu ne am na benn fonds d'appui bu mu koy dimbalee defoon nañu sax ba indi benn plan d'action boo xamante ne bii wan nañu population bi ne vulnérable bu ne dinañ ko jàppale ak 5 millions pour que mu mën a tabax ana 5 millions yooyu. su leen kilifa yi tànqamloo nag lu ñu seen muy ñuul rek nañu xam ne ñooma ndax am na lu ñu daas fanaanal ci gis-gisu askan wi. koo xamante ne kii papam décédé na bàyyi fi njaboot booba ba léegi njaboot bi mënul fexe ba jot ci yelleefam loolu lu metti la. sonn nañu tàyyi nañu damman nañu
waaw sonn nañu bàyyi nañu dama nañu ñun ñoo buddi ñaxi ñoo ko nettoyé bureau ak yëpp ba mu set wécc waaye ñoom bu ñu soxlee emploi dañu dem Dakar indi ñu nekk foofu ñun bi ñu fi nekkee gisuñu benn financement bu jóge ci AIBD gisuñu benn financement bu jóge ci état suñu marché yaa ngi ne gisuñu ku ñu koy ubbil àllu kañ dale dañ fa daan dem barki démb kasal lañ fa jàpp benn jigéen agressé ko ci àll ba te loolu warul mën a nekk faanu ndox juróomi dërëm ba koy jënd te xëyoo gottu sa jëkkër reyul gottu sa doom reyul gottu loolu c'est pas normal. waaye bu ñu jógee ci lii sunu plan B bi duñu ko wax ci télé duñu ko wax ci rajo mais préparé nañu ko déjà bu ci kenn réagirul ñun nag plan B bi ci la ñu jëm. bis bu nekk doy na coono ci dëkkandoo bi dox diggante AIBD ak dëkk yi ko wër. Mbuur Thierno Daaf rajo télévision Walfadjri. Thierno Daaf dañuy bàyyeekoo Mbuur daal di wutali ji nag département bu Foundiougne ab dëkk bu ñu naan Kër Ndianko mu nga fa askan wa fa nekk gis ne daal dëkk ba dara booloo jeex amu fa ñu daal di ko naqarlu ci ab ziara annuelle bu ñu doon amal foofee nag ki nga xam ne mooy di xalifa bu Léona Niassène moom it daan na ca porox ndoolu ngir ñaawlu lu ñeel campagne bi ñu jagleel njaayum gerte geek lajj gi ci am Alhassane Ba. askan yu dëkkee ca Kër Ndianko bokk ci commune bu Kër Samba Gueye féetee foofu ca Ndiombato pëtëxlu ci ziar ba ñuy amal at wu ne ngir sàkku ci ñu jiite nguur gi ñu génne leen ci jafe-jafe ñuy jànkuwanteel ay at yu bëree ngi nii. suñu dëkk bii di Kër Ndianko dafa enclavé amul dara loo xamante ni gouvernement bi mos def na ko fi wala mos na ko fi def li ñu bëgg mooy mu gestu dëkk bii ndax dëkk bi dafa amul dara amul courant amul yoon yu baax. amul it école français boo xam ne sax suñu doom mën nañ si jàngee benn école arabe moo fi nekk ñetti classe ñoo fi nekk doomu dëkk bi ñoo ko fi def te ñun nag dëkkuñu Mali dëkkuñu Burkina fii la ñu dëkk Sénégal. gannaaw ñàkk courant bi nga xamante ni tax na jigéen ñi ay kilomètres yu bëri la ñuy def ngir mën a gis machine wal bërëbu fajookaay gi ñu mën a muccee ci jàmm ak salaam it amuñu ko. parce que même sax soq ak wal bañ koy def dañuy dem ba Ndiob ku fi matu bëgg am doom da ngay dem ba Kër Samba Gueye amuñ case de santé te diggante fii ak Kër Samba Gueye di nga dem dëkk demaat dëkk ay temps nga mat la léegi oto amul saret lañ lay dugal coono yi ñuy dund daal métti na trop. ca ba ñuy amal cérémonie bi ki yore kàddu gu njabootu Léona Niassène di El Hadji Babacar Niass di wax ñi yore nguur gi bëgg nañu saafara jafe-jafe waa Kër Ndianko balay déwén na. groupe yaa ngi tàkk lu nekk niñ ko def courant amu fi te courant bi soriwul président ci ndigalal xalifa bi di Cheikh Ahmed Tidiane dëkk bi soxla nañ courant soxla nañ suñ forage su bopp ci ndigalu sëriñ bi te jàppandal yoon yi président ñi ngi lay ñaan ba dañ fee dajee déwén na fekk courant bi tàkk. ba muy ñëwaat ci lajji gu am ci campagne gerte gi ren ji ñaan Oumayma Niass di xalifa général bu Léona Niassène ne nguur gi nañuy fàggu ngir moytu li ni mel. mu ne lépp rek ñàkk fàggu moo ko indi waaye bu dee ne prévoir nañ ko mu ne wallaahi teg budget bu mag teg fonds yu mag boobaa buñ bayee buñ jaayee nit ñi dañ leen di fay seeni prix. ba tey ci ay kàddoom moom xalifa bu Léona Niassène ñaawlu bu baax jamono ji réew mi lu muy jànkuwanteel ci wàllu càccum gone yi ak franc-maçonnerie yi nga xamante ni ñu ngi koy amal ci dëkk bi nga xamante ni nee na réew l'islam la. rawatina nag xale bu tuuti rey ko taataan deret ji loolu yëpp dara waralu ko lu dul xalal ak nguur te mu ne alal jooju mu ne alal da nga ko ñàkk ngir nguur yi da nga ko ñàkk ngir alal mu ne kon nag mu ne nañuy soor yëf yi te réew mi mu ne xam ngeen ne li ñuy tuddee franc-maçon yi bari nañ fi lu waayu neex wax def ko mu ne nañ xoolaat réew mi ndax réew mi réewu jullit la. ci fàttali nag ci ziyaara bi mbooloo mu takku teewe nañ ko jóge fu nekk ci réew mi ngir fekke si xew-xew bi nga xamante ni bañ ko tàmbaleek léegi ay at yu bëree la. Kër Ndianko Alhassane Ba Walfadjri. Alhassane Ba dañuy bàyyeekoo Kër Ndianko wutali ji commune bu Kër Moussa jamono ji nag dëkk bu ñu naan gàpp mu nga fa ay jafe-jafe neen la askan wa di jànkonteel guddeeg bëccëg dara ba dara booloo jeex amul ci fu ni mel jamono ji nag gis nañu neen dem seenub maire Momar Ciss moom tële na jot na nag nguur gi daal di leen gestu Ibrahima Ndiaye. nekk ci commune Kër Moussa village bii di wuyoo Gap moom day amul courant amul tamit lu jëm ci wàllu jumtuwaay jëm ci wàllu wér-gi-yaram waaye tamit ndox naka noonu yoon bu baax waxi noppi loolu nag moo waral ñi nga xamante ni ñoo fay yeewoo ñu ngi woo président Macky Sall mu ñëw xettali leen Ibrahima Ciss moo yor seen kàddu. jafe-jafe bi waral ñu dof toogaanu ñaxtu
bi ci ëpp solo mooy courant ay gox ñu wër mais li ñu mënul comprendre mooy li ñu féetee kanam ak li ñuy féetee ginnaaw lépp am courant ba des village bi nga xam ne moom la ñuy wax Gap kese mu des fi amul courant mais en tout cas toogaanu ñaxtu bi bon ab artu la entendre rek boo xamante ne dañ koy defagum xamal maire bi fi nekk ne ñun li mu jox ñëpp ñi ñu wër ñun nañ ko mérité comme tout le monde séddale bi la ñu bëgg mu jaar yoon bañ a jox Samba bàyyi Demba. jigéen bu waree matu wala góor bu feebar dañuy obligé jóg ay 2 heures du matin 3 heures du matin di fëgg dëkkandoo yi fi am waruwaay pour ñu génnee ci tali ba loolu aussi dafa metti ñaari classe a fi nekk depuis quelques années xale yi ci abri provisoire la ñuy jàngee te li des ci sàkket bi dafa daanu ci kaw li ñu ëppal solo mooy courant bi ñu wax sànq poste de santé beeg yoon bi ak jàngu xale yi mu fexe jaar yoon. ñi dëkk ca Gap ñoom dañu ngay artu nee nañu daal bu fekkee ni seen aajo yooyu fajuwul dinañu sanctionné pouvoir bi nga xamante ni moo fi nekk. maire bi wan nañu ne moom suñuy jafe-jafe mënu cee faj dara parce que depuis ay at mu ngi fiy jaabante duñu dig li mu ñuy dig gisuñu ci dara kon ñun dañ koo jéggi monsieur Macky Sall la ñuy waxal moom mi nga xam ne mooy kilifaam di kilifaay bépp sénégalais bu fi nekk moom la ñuy wax ne ñun jafe-jafe yi dëkk bee ngi nii ñu ngi ko ciy xaar mais fii ak 2019 bientôt bu ñu gisul li ñu xam élection yi ñëw. Macky Sall ak Marème Faye Sall moom la ñuy waxal ñu dimbale jigéenu waa Gap sonn nañu ñun mosuñoo dox ñaxtu gulet bii te boo gisee ñuy dox ñaxtu coono bi ak sonn bi ñu sonn moo tax ñuy dox ñaxtu. ñun bu ñu liggéeyee ba guddi ñu wàcce dañuy am problème nu ñu indi suñu kër yi. nawet doo mën a dox. da ngay xuus ci ndox ba mu yem fi sa ndigg jaan yi di traversé ci biir ndox yi ñun sonn nañu torop nañu Macky Sall dimbali te yàlla tax. bokk ci commune Kër Moussa ñoom sax nee nañu seen maire boobee daf leen a taxawul dara jàppalewu leen waaye tamit yemul ci sax dafa mel ni kuy yàqal président Macky Sall ci si gox boobee ñu ngi yëgal kii nga xamante ni mooy président Macky Sall bu seen aajo fajawul élection yi ñu dëgmal dinañu fexe rek ba APR ak ñi mu àndal ñàkk ci seen gox boobee Gap Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye dañuy des ak yow foofee ca Gap askan woowee nga xam te nag jamono ji ndéem ñu ngay ñaxtu ci lu ñeel courant ba ak sa gox ya nga xam ne ni war na fa dem bi yeboo nag bu ñu nelawee bu ñu tëddee kon nañu nelaw loolee nag di defal goo xam te ni defalee nañu leen que dinañu am courant ci fépp foo xam ne ni gox la foofee ca Gap kookee nag kàddu yooyu ki ka fësal mooy ki di Bukumba Joxaane moom mi nga xam ne moom mooy yore communication maire ba ay kàddoom dañuy teewlu. nga dëkk bu fekkee nekkul ci plan ci planning bi wala nekkul ci projet mën ngaa wax ne kii mënuma xawma kañ la mais li tax man ma mën a am confiance ne effectivement bientôt seen dëkk boobu dina am courant mooy natt nañ ko te la tax ma wax ko damay jël témoin chef de village bi ñu ngi toog ak sous-préfet ak maire service compétent yi bii ñëwee di ñu woo di laajte village yu Gap fu mu nekk maa ngi koy fàttaliku du ma ko fàtte mukk dëj boobu jour dëj boobu ci lañ ko boole ak chef de village pour indiquer ko ne ko am na ñuy ñëw foofu pour natt si dëkk bi pour def fa courant maintenant kañ la courant bi di ñëw wax dëgg yàlla man mënumaa taxaw fii ne tel jour suba di ngeen am courant mais li ma wóor te wóor sama aqulaay taala mooy dëkk boobu dinañu am courant. il faut ñu xam leen ñun bu ñu amoon lu ñu gënal 36 villages yëpp dañ koy électrifier bu ñu amoon lu ñu gënal bu doon ne affaire bi ci mairie bi la. suba ñu électrifier ko mais du ci mairie bi amuñu boobu doole un budget qui ne fait pas 400 millions pour électrifier un village il faut presque des centaines de millions mais loolu ñun amuñu boobu kii li ñu mën mooy soumettre ko état bi te 2014 ak léegi électrifier nañu 11 villages état bi moo am un programme d'électrification rurale ñun li ñu mën mooy sol suñu dal dem te am naa yaakaar ne boo xoolee yeneen villages yi yéen ñi yor seen i camarades yi dem xam ngeen ne village de Kër Moussa sur 36 villages munoo wàññi lu mat juróom village ne ñoo ci amul courant unanimité amul fenn maanaam ku ñëpp boole ànd ak yow amul fenn. man du ma tontu damay faral di wax ne képp ku ma lebal wax bu ñaaw wala lu ñaaw du ma ci tontu doo fayu parce que man lu baax rek laa xam waaw tey maire mën naa bon wala mën naa def nii mën nañu ko wax waaye de li ma am li ma wóor te wóor mooy su fekkoon ne. ñun liggéeyuñu dara ci commune bi nit ñi xam nañu ko. ñu wax nag ci waa Puma ñi nga xam te ne nag daw nañu wàllu ji askan wa nekk ci commune bu Fanaay ab groupement bu dajale ay soxna nag la ñu daal di may bu ñuy dippeekoon bu Ngalenka kon groupement boobee la ñu daal di may nag ay moto pompe yoo xam ne dina leen mën a jàppale seenu liggéey abukan. ca commune de Fanaay bëri na ay soxna yi xarañ te leen taxu leen jóg lu dul daal di daan seeni doole.
bu ko defee ñu mën a yor seeni bopp. fii ci Fanay nag lu ëpp ci soxna yi ñu ngi yëngatu ci lu mel ni mbéyum ceeb mi ci càmm gi ak ci yeneen secteurs yi fi nekk. lu nu mel nag moo tax kuréel buy wuyoo ci PUMA di programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers jóg daal di leen gunge. Aminata Anne yor question genre ca PUMA. léegi nag tey dañu ñëw fii ci Fanay ci commune Fanay di wuy si invitation groupement des femmes fédération groupement des femmes de Ngalanka nga xamante ni ci dëkku frontalière yi ba day jàppale jigéen ñi surtout ñoom léegi dégg ngeen préfet di wax Fanay daanaka mooy grenier du département de Podor léegi nag bu nekkee grenier département Podor PUMA wàllam mooy jàppale grenier bi ba mu gën a am léegi grenier bi bu bëree lu mu am rek daanaka département Podor dina suur mooy indi thème bu ñu indi fii tey mooy sécurité alimentaire nag beneen thème bu PUMA ñëw du plaider di jàppale jigéen ñi ci wàllu boobu mooy jigéen ñi ñu mun a exploiter ay yeneen parcelles yu ëpp ay 15 hectares ay 10 hectares ñu jox leen ay hectares yu bëri di ko exploiter pour grenier bi gën a am ay koom-koom bu gënee am ay koom-koom Sénégal yëpp moo ciy jëriñoo comme boobu tamit day ñëw wuy si objectif plan Sénégal émergent day ñëw wuy si li président Macky Sall wax ci programme autosuffisance en riz donc loolu da koy jàppale. ngir nag soxna yi mën a dëgg contribuer efficacement lu jëm ci croissance inclusive PUMA daa yëkkati ñaari moto pompe yu bees a tàkk de 2 cylindres daal di ko jox groupement de promotion féminine de Ngalenka. moo tax PUMA indi fii ñaari machines yi yoo xamante ni boo ko xaymaa mun na jar ay 20 millions jox ko jigéen ñi tamit da leen di jàppale ci beneen wàll mooy que ni machine bi day arroser jigéen ñi kenn dootul jël sa sio wala sa arrosoir yu ndaw da lay gën a jàppale alléger sa travaux di nga ci am koom-koom production bu bari ba pare di nga ci noppalu mooy indi sax loolu mooy indi programme bi Macky Sall di ko def dinaa bëggatul gis benn jigéen buy sonn na liggéey mais du sonn moo tax it PUMA encore yor na beneen programme di leen indil ay machine mooy ay machines yii di wol lii di sokk dañ koy def département yëpp dañ koy def à travers tout le Sénégal département bi dañ leen ci bénéficier commune de Fanay dinañ ci bénéficier Macky Sall nee na dootul bëggul gis benn jigéen di sonn ci wol benn jigéen di sonn ci arrosé loolu moo tax tey ñu ñëw jàppale leen pour koom-koom kii gën a ëpp fi moo tax nag tey tamit plaidoyer ñu ngi ci wax nañ ko le maire wax nañ ko le préfet wax nañ ci chef religieux yi nañu jàppale projet d'aménagement bu PUMA war a def boole ci jigéen ñi góor ñi buñ ci bayee fële jigéen ñi bay fee moo tax nag projet d'aménagement bi lii yëpp ci la bokk dinañ ñëwaat fii waxtaan ci dinañ ñëwaat fii def ko aménager pour ñi bëgg a aménager seen kër jàppale leen ci seen aménagement aménager ci yeneen terre yoo xamante ni kenn defu ko ñu jàppale leen borom dëkk yi am ci kii di aménager am ci loolu daal tout ça pour yokk grenier bi rek li préfet bi di wax. fii ci douane Podor nag PUMA jël lu tolloog 103 milliards de francs CFA ngir financer ay projets yu jëm ci wàllum santé éducation agriculture pêche ak élevage tàmbali nañu nag seen liggéey googule fii ci commune de Madina Ndiadbe Mbolo Birane ak ci Fanay fii ci Podor seen naataango Aboukan pour la télévision Walfadjri. Aboukan ci langue politique gi la ñuy daal di wàcc dem ba sa Touba dem ci dëkk bu ñu naan Mbëbëral foofee nag amaloon nañu fa ab meeting bu mag a mag ka ko jiite di Omar Ndiaye Angloma ak kii nitam ñoom nag la ñu bëgg mooy daal boolewaat ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar ñu doonati benn say seen doole yi nga xam te ni na sax na ci boobu lépp diwaan la ñu bëgg koon naat wala gën koo jëmmalaat Mamadou Makhtar Sarr. son nañ tay nañu dee nañu ci wulli yi opposition bi dëkkeek ñun fii ci département bu Touba loolu moo tax ñu sol suñu dàll seeti ñi sañ ci parti bi te meroon bu yàgg banque seeni loxo di kàddu yi chargé de mission à la présidence Omar Ndiaye Angloma moom daf doon teewe ab meeting ca Mbëbëree. élection locale dañoo bàyyee yëf yi jël kenn jox ko élection yii maa jël sama responsabilité bopp woo ñi sampoon parti bi faloon Macky Sall wutal ko 4009 conseils te nekk ci commune Mbacké bii dëkk bii nekk ay frustré maire ñooñu laay dem gisanteeg ñoom wax ak ñoom pour ñu élire président Macky Sall ndax gàcce gi ñuy dëkk dafa bari mënuñoo dem fu ñu amee élection bu Sénégal gépp gagné ñu ne perte nañ Mbacké ànd ak ñi nga xam ne ñoo sampoon parti bi ànd ak le maire de Mbacké ñeneen ñi nga xamante ni nii dañoo woote feneen ñeneen ñoo ñuy woote feneen dem nañ fi juróom-benn élection ñu gagné leen kon duñu toog ñun samp suñu parti andi ko ci pouvoir bi di seetaan ba ñoo xam ne bu parti bi wengoon suba ñu dem bàyyi ko ñuy seetaan suñu parti bi muy daanu ëllëg ñuy am gàcce unité bi mënuñ koo wax di ko répété waat unité mënta weesu ñi sampoon parti bi ñëwaat ñi frustré ñëwaat.
ci ndaje mi Omar Ndiaye Angloma responsable APR fii ci Mbàkke potoxlu na ci yàq opposition bi lu mel ni xeme ndax kat nee na ay naxaatekat dong lañ waaye jëmuñu fenn. opposition amul fii Sénégal ay nit ñu mer ñoo fi ne opposition Sénégal mooy ki nga xamante ni nii dafay nekkoon muy maître Abdoulaye Wade mooy ñi nga xamante ni mooy boja boja yi wax ñu mën cee tànn ku mel ni Idrissa Seck ak Sonko ak Malick Gakou ak Abdoul Mbaye barki démb ñuy wootee arrêté bi ñu ni Sénégal nu mu tuddati 23 juin dana am ci parrainage bi sénégalais yi ci bëtu leen du mooyu leen wan ni leen ni gëmuñ leen plan bii Macky Sall teg te muy plan bu baax ñun moom lañ gëm moo tax bañ génnee di wax kenn faalewu leen dañoo nekk assemblée nekk juróom-ñaari seko nekk fa di coow ba ay 6 heures ñu yaakaaroon ni sénégalais yi dañ kenn génnu ñu dem ñibbi. bi muy jeexal ay kàddoom Omar Ndiaye Angloma ne jot na ñiy wooyee seen bopp responsable APR nekkee ci département bu Mbacké wàcc ci terrain bi liggéey ndax président Macky Sall mën a dégg wiiw ci élection présidentielle yu 2019 yi Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr dañuy bàyyeekoo Touba daal di wutali ji Tambacounda wax nag ci mouvement citoyen action résultat bu MK bi nga xamante ni nag ñu nga sa boobu lépp diwaan di ñaawlu soxna yi ak ndaw ñi jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkonte rawatina ci gox yi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal ki nga xam ne moo di Pape Moustapha Ndiaye tournée ba nga xam ne doon na ko amal foofee ca Tambacounda daal dina pëtaxlu nag ci lu ni mel gën a tàggataat soxna yi ñaax leen bu baax a baax ci ni leen woy politique yi di jëfandikoo ñu teewlu ay kàddoom ak Alassane Diallo. du MK mooy mouvement ku wax mouvement nag wax loo xam ne taxawul day dox bi nag ñi ngi dox jëm ci Sénégal yëpp ndax on a constaté que réew mii ñu nekk wax ji moo ëpp jëf ci waxtu wi nga xam ne nii ñii politique dëggantaan di ko def comme ni ko politiciens yi defee mooy fu ñu wootee dañuy meeting naan diw lim def baaxut diw lam def baax na sàcc na lii def na lële ñun dañoo gis ne loolu yóbbuwul kenn fenn fu ñu ooyee nit ñi balaa ñu leen a bàyyi danañ leen jàngal loo xam ne bu ñu fa jógee am na loo xam ne dañ ko doon jëndi waaye incha allah dootuñ ko jënd danañ ko defaral seen bopp kon dana doon njëriñ ci ñoom yoon woowu la ñu jaar bañ cee boole nag wax yu bari. Sénégal gii ñu nekk jigéen ñi am nañu taxawaay boo xam ne fi mu ne nii jaruñoo xeeb leen dimbali danañu dem nag moo tax ñun suñu départ ñaar yii lañ ko fixé ci jigéen ñi ak ci ndaw ñi te it yoon wi ñu jël ci dimbali leen mooy formation ñu jaar yëpp it benn wax bi rek ñun de wax dëgg yàlla sonn nañu ñun de wax dëgg yàlla bëgg nañu am problème bi ñun de wax dëgg yàlla wax ji daal jàmbat rek la ñu dégg ñun nag amuñu solution c'est-à-dire la ñuy jàmbat xëy na état moo ko mën a faj nguur gi comme opposition yi ñoo jël benn yoon wi ñu jël mooy dem ci presse bi muy rajo ak télé wàcc ma waruma la noonu la ñu ko jàppee amu ci kenn koo xam ne nii ñun suñu mouvement actuellement lii mu ñu jaral yow jaral na la ko yaa nga Ndakaaru boo demee ci rajo bi ñu invité la tey suba nga dem ca télé bële gannaaw suba nga dem fee di wax di tontu wante di dem ak a dikk loolu ñun loolu la ñu gis. ñu wax nag ci mouvement Dolli mi nga xam ne yëgal na askan wa nekk fële ca Louga ne daal dinañu defar xàll wa jóge ca kër Momar jëm Lobbudu toll ci juróom-ñaari kilomètre xàll woowu nag doon loo xamante ni askan wi yàgg nañu di ko mbëbët ngir ñu kon defaral leen ko jamono ji nag see boobu ñu tëddee na seen xel dal loolee nag kii di Mamadou Diallo moom moo ko xam li ma jiite dugub ci langue politique gi kii di Sadibou Dialawa Sow foofee nag daan dafa xam ne daal xàll wi bu kër Momar Sarr tamit dinañu ko defaraat ngir askan wi mën a dem ak a dikk te duñu am benn gàllankoor Oumar Kayre. Sadibou Dialawa Sow soobu ci géewu politique bi dugg nag ci mouvement Dolli nee na nag li waral mu taamu kuréel gi du lenn lu dul façon bi nga xam ne noonu la ñuy defee politique mu di politique de développement moom responsable politique bi ne yéeneem du lenn lu dul aajo yi ci kër Momar Sarr yëpp daal di faju dañu bëgg a passé politique tàccu ak tëgg dama bëgg ñu dugal politique xalaat ak liggéey am vision dama bëgg ñu am politique buy faj soxla doomu aadama yi Momar Mamour Diallo dañu xam sa bëgg-bëgg xam li nga bëgg ci Sénégal
te moo tax ñu ñeme woo peuple bi. ñëwoon nag présider meeting de rentrée politique bi Mamadou Mamour Diallo ci saa si mu daal di annoncé travaux construction tali bi jóge Kër Momar Sarr dem ba Lobbudu te toll ci juróom-ñaari kilomètres. ku ne xam na ni président Macky Sall ku fonk département de Louga la. bi ma ko informé ci meeting bii ñuy def mu ne ma waxal population wu Kër Momar Sarr. le tronçon Lobbudu Kër Momar Sarr qui fait 7 kilomètres. Président de la République jël na engagement dana ko defar dans le BCI de 2019. La route Louga Kër Momar Sarr sera réhabilitée dans le cadre du budget consolidé d'investissement BCI également 2019. tabax lycée bu bees ci Kër Momar Sarr ak boole Lobbudu ci programme modernisation cité religieuse yi bokk na ci li nga xam ne njiital réew mi def na ko yitte bu ñu sukkandikoo ci njiital mouvement dolli bi. Le président de la République a pris la décision d'édifier un lycée ici dans la commune de Kër Momar Sarr parce que effectif yi yokku na waaye xam ngeen ni jël na engagement defaraat li ñuy wax rénovation des cités religieuses yi nekk ci biir réew mi balaa yàgg dana ko def fii ci Lobbudu ak ci Guet Ardo. Mamadou Mamour Diallo ci meeting de rentrée politique bi jaare na fa daal di may fukki machine wal jigéeni Kër Momar Sarr yi dig leen sax ay financement laata boobu ay formation wuy war a tàmbali. Amadou Mbéri Sylla jiite conseil départemental bu Louga ak ñooñam bii di maître Amadou Ka jiite conseil départemental bu Linguère ak maire bu Mbane bokkoon na ci kilifa yi nga xam ne teewe woon nan meeting boobu doon am ci Kër Momar Sarr. Oumar Kayre Louga Walfadjri. Omar Kayre dañuy des ak yow foofee ca Louga wax nag ci mouvement Dolli mi nga xam ne kon amal nañu fa meeting foofee ca Kër Momar Sarr ki nga xam ne ni moom mooy Cheikh Samba Sow bokk ci conseil économique ak social ak environnemental bokk tamit ci APR mbir yi neexu ko benn yoon foo tax nag ba gis na ne daal loolu féewale dong lay indi ci seenug giir ñu teewlu ay kàddoom. dama bëgg mouvement bu nga xam ne dafa defoon meeting tey Kër Momar Sarr ngir yàlla wa rasulihi na président de la république xam ne mouvement boobu ñëwul pour jàppale ko dafa ñëw pour yàqal ko mouvement boobu mu ngi ci biir Louga bépp bu mu ñëwee Louga ba léegi Louga mënatuñu gagné avant boobu ñu fi nekkoon Benno Bokk Yaakaar ak Amadou Mbéri Sylla ak ñi fi nekkoon ak ñi fi ñëwaat ñu ngi woon gagné 100% mouvement boobu bu mu ñëwee dugg ci politique bi nee na day jàppale APR dafa tes APR dafa yàq APR day yàqal APR boobu dama bëgg président de la république mu wax ne mouvement boobu ñëw na tey Kër Momar Sarr di def foofu meeting yëgalul monsieur le maire Djumorou Ka yëgalul Moussa Sow responsable APR département commune de Kër Momar Sarr boobu lan lay wut lan day tas foofu militant APR yi mouvement boobu nag bëgg naa président de la république nga wax ak moom na régler ñun suñu loxo dafa set lu ñu liggéeyal président de la République dafa set dañ koy gàññeel dafa set dipp ba ñëwee ci moom 2012 ba léegi lars lañ koy amal. dégg naa mu ne day ñëw militaire foofu na militaire fu ko te balaa nga wut ñaareel fajal sa aaw bu mu wér aawam dafa wér aaw mooy Louga. ñun nag APR la ñu gëm Macky la ñu gëm Benno Bokk Yaakaar la ñu gëm na militaire Louga bu mu buggee jàmm bu dul loolu man Moussa Sow miy wax ak yéen ñëpp xam nañ ma bu fa tegaatee tànk. lu mu jël lu mu góob moom moo ko jiwoon. ñu wax nag ci meeting ba nga xamante ni APR ñoo ko amal fële ca Sangalkam ñëpp nga fa woon di maire bu nekk ci bépp diwaan yaa nga fa woon ba mu des maire bi di Ndiagne Diop am na it ñi nga xam ne ñoo di ay jëwriñ ya dëkk ca diwaanu Tëngéej ñoom it teewe woon nañu boobu lépp meeting loolu yëpp nag doon loo xamante ni kii di Omar Gueye moom moo ko taxawal ñëpp bootu ci ginnaawam ngir jàppale njiitu réew mi Macky Sall Najib Sagna. mbooloo bu waa APR di woote mi ngi gën a ci weekend bi nag waa APR def nañ meeting bu rëy bu nga xam ne nii élus locaux yëpp yu nekk ci département bu Tëngéej ànd ak ministre yi fi nekk ak yeneen responsable yi pour mën a wax ni que ñoom ñu ngi ginnaaw Omar Gueye. élection yi ñu mas a jël ànd seex moom yàlla may nañ si ndam mooy référendum di élection législative te nag suñu yàlla yóbboo nag ci élection présidentielle ñu koy wax Cap Vert 2019
2019 yaakaar naa ne suñu àndee moom dinañ am ndam. je crois que soo bëggee gagné ñaar rek la soxla ñaar benn bi mooy bennoo nekk benn ànd parce que suñu àndee am doole te 75% yi day yomb. ministre Oumar Gueye nag moom nag mu jëlee parole bi nag lu mu wax moo di il faut ñu fal président Macky Sall premier tour te pexe yi moom war na ko. président Macky Sall ñaata at la fi amagum juróom benn at dañ jël courant bii ak lan lañ doon vivre ay coupure de courant président fekk fi 500 mégawatts yokku ci lu mat 700 mégawatts actuellement nous sommes à 200 kilomètres d'autoroute en 6 ans. Donc, il y a Touba qui fait 125 kilomètres. Promoville et défi. Il a révolutionné le secteur de la pêche dans cette zone-là, dans ce département. Avec l'opposition. après nag commencé na talal loxoom responsable opposition yu bëri yu nekk fi si Tëngéej fu mu nekkee nii sax Macky Sall daje na ak ku ñuy wax Alioune Mar muy responsable PDS fii si département bi. loolu tax na sax ba waa APR nee na ñoom am ñu fi benn nit boo xam ne ni moo mën a opposé contre APR fii si Rufisque nañu Sagna télévision Walfadjri. Najib Sagna ñu dem ba biti réew xooli ji la fa xew ak Mamou Diaby Gassama. ca Ghana ay kuréel yi taxaw ak yelleefu doomu aadama yi ak jaboot yi jotoon loxu ci nguuru Yaya Jammeh ñi ngi ñaax niki tey ji ngir ñu ubbi ab l'enquête ak ñu topp ki nekkoon président Gambie di Yahya Jammeh jamono ji moomu Yahya Jammeh daa daw làqu ji ca Guinée équatoriale ndaxte dañ ko tuumal ni daa jot faat lu ëpp juróom fukk doomu aadama yi bàyyeeko woon ca bët sow Afrique te wutali ji woon ca Gambie te ñeent fukk ak ñeenti ay Ghanéen lañ woon loolee sax mi ngi doon am niki atum 2005 Human Rights Watch ak ONG Suisse Trial dañoo amaloon ab enquête ci mbir moomulee ni kirinu sax yu nu mel tax na ba jamono ji ñi bëgg a yóbbu yoon kii di Yaya Jammeh. dara doxatul jamono ji diggante Israël ak Turquie gannaaw manifestation yi amoon ca Gaza ba soldat israélien faat lu ëpp juróom benn fukk palestinien li mel tax na ba président turc daal di xamal leen ni ambassadeur Israël mën na bañ a nekk ca Ankara teg si Erdogan dut na baaram tuuma Israël ni daa amal ab génocide ca Palestine Israël moom it daal na au consul turc ca Jérusalem daal di ko xamal ne ni na dellu réewam ba jëmmi jamono. nguur nord coréen daa bañ a amal daje bu mag bu ñu waroon amal niki tey ji ak ñi topp jëwriñ yi nekk bët saalumu jàpp gànnaar nguur ga li muy ñaawlu moo di ne li xew diggante soldat américain yi ak sud coréen waaye tamit ñi ngi ñaawlu bataaxal yu mujj yi nga xam ne moom la Donald Trump fësal ca États-Unis département état bi nee na Pyongyang da leen bett ci dogal ba nga xam ne moom la mujjee jël. jaajëf Mamou Diaby Gassama ñu yëg seen ak si pàcc bu mujj bi ci xibaar yi li ci yéenekaay ñu xëyandoo ñu ànd ci ak Seydina Omar Ba. sunu yëglekaay yëpp daanaka benn desul ñëpp dañoo xëy dellu soir ci musiba ji am démb ca université Gaston Berger ba ca Ndar yéenekaay gi di Walf Fadjri na lépp mu ngi tukkee ci manifeste bi étudiants yi doon amal di ñaawlu yéexte gi ñuy fal di nemeeku ci seen bourse yi far ay jàppante yu metti tukkee ci dox seen diggante ak sandarma yi sunu naatangoo yi ne jàppante yu metti gi mu metti ak tar gi mu tar foo ko natt rek weesu na fa moo tax kenn ci sandarma yi rocc ab fetal daal di koy dóor Mouhamed Fallou Sène ci biir mu dee ci saasi yéenekaay gi di L'Observateur ne ab étudiant la doon def deuxième année lettres ma nga fekk baax ca diwaanu Njaaréem amoon na soxna yàlla mayoon leen benn bant colonel Papa Souleymane Cissé mii commandant légion nord bu gendarmerie ne bëggee wuñu ko woon nii ñoom seen liggéey moo di aar askan wi waaye pas di leen rey waaye dafa fekk ne étudiants yi ñoo fekk gendarme yi fa ñu taxaw ci buntu restaurant yi heurtal leen ne par force dañuy dugg ci biir daal di xéewlu te duñu fay dara gendarme yi def nañu lépp lu ñu mën ngir xëbal leen waaye taxul étudiants yi deltu ginnaaw seeni doj daal la ñu amee di ko sànni gendarme yi ñoom it ngir rawle seen bakkan moo tax defuñu lu dul génne seen fetal yi ba musiba ji am commissaire Boubacar Sadio wax ci yéenekaay gi Walf Fadjri ne mënoon naa ñàkk su fekkonte
ni gendarme yi indaale wu ñu woon ay bal réel te manifester yu ni mel gënul ci takku der yi ñuy jëfandikoo xeetu bal yu ni mel yéene kaay gi di direct info ni li nag du buleen mu fi am de 1960 ba ci joonu yàlla tey ji nguur yi fi jot a jaar étudiants yi ne ay nit lañu dañuy toog léeg-léeg ay weer du ñu jotee ci seen i bourse ci ñoo xam ne ni lu tuuti loolu la ñu leen di jox ci la ñu wékk seen yaakaar ngir mën a dund dañoo xamul lan la nguur gi di xaar ngir fay étudiants yi seen bourse yi ci waxtu wa ndax bu dee ñoom seen i salaire du tardé mësuloo fee dégg ay fonctionnaire di ñaxtu ndax jote ñu seen i payoor ci waxtu wa député yi naka noonu nii ñu def nag ba sécuriser seen i payoor di ko jot ci waxtu wa noonu la ñu war a def ba sécuriser bourse étudiants yi yéene kaay gii di la libération ne li am démb ci université Gaston Berger ba ca Ndar jéggi na dayo étudiants yi daanaka bàyyi wuñu dara lépp la ñu rajaxe kurus la ñu njëkkee yàq ko ñu yaakaar ne fa la ñu yem ñu dem utali rectorat ba jafal ko laataa ñoo dem di utali kër maritaw ñaan muy jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mu kawe mi daal di koy rajaxaale fa benn bus olak ndem wala fi dañuy faral di wax naan yaram benn la foo ci laal borom yëkku yéene kaay gii di réew mi ne naka la ñu yëgee xibaar bi ci la seen naataango ya nekk fële ci diwaanu Ziguinchor Bambey ak Thiès daal di wàcc ñoom it ci mbedd mi yëngu-yëngal yéene kaay gii di source aane kenn du étudiant ya nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lii ñuy def démb ci avenue Cheikh Anta Diop jël na manifester dañoo dàq alkaati yi ñuy daw ñu ne déetuwaay ñu fekk seen oto ba fa mu taxaw daal di koy jafal nee nañu sax jotoon nañ faa téye benn alkaati summi ko ba mu set wecc jël tenue ba taal ko nangu fetel ba mu yore woon ak grenade lacrymogène ya mënoon nañu faayam waaye dañ cee boole waale di yàqu ay oto jàmbur ak këf marchandise u commerçant yi muy nag lu doy waar yóbbee sunu naataango yi xëy joxoñ ab baaraamatuuma nguur gi ne luy njiig yàgga ñooma ndax dañoo jàpp étudiants yi xiifloo leen waroon leen a fay seen bourse fayu leen ko yóbbee étudiants yi mer ba futu daal di utali restaurant yi ne dañuy lekk par force fan la ñu fekk gendarme yi taxaw gànnaaw yu ba dëgër di leen xaar mbir yi mujjee jur ay jàppante ba bakkan rot ci yéene kaay gii de Le Quotidien balu fetel la ñu ko dóor ci biir mu dee ci saasi waaye fekk ne étudiants yi gaañ ci lu ci tolloog fukki gendarme ak juróom-ñett am na ci kenn koo xam ne ni mi ngi ci coma boobu ba léegi yeewoogul maître Augustin Tine muy jëwri ji ñi dénk wàll l'armée bi joxoñ ab baaraamu tuma étudiants yi ne luy nji njaaga ñooma bu ñu songul woon gendarme yi bon lii am nii du am yéene kaay gii di Dakar Times lii am nii du bulet mu fi am de du bulet ñuy boom étudiants yi ci condition yu mel nii faat nañu fi étudiant Balla Gaye ci condition yu ni mel ñu ne déetewaay ñu faat fi Mamadou Diop ci condition yu ni mel faat Bassirou Faye ci anam yu ni mel tey jii ñu ngi nii faat Mouhamadou Fallou Sène ci même condition yéene kaay gii di la kolos na neexul ba neexul waaye mbir yi bu doon a jongante la bon daañu wax ne Macky Sall ak nguuram ñoo gàddu ndam li ndax ci diirub juróom benn at yi ñu fi jot a toog boom nañ fi lu ci tolloog ñaari étudiant fukki fan ak ñeent ci weeru août ci atum 2014 la ñu faatoon étudiant bii di Bassirou Faye ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru gannaaw ba ñu wàccee ci mbedd mi di manifeste di sàkku ñu fay leen seeni bourse ñu yaakaar na loolu am na ab leçon bu ñu ci jàngee tey jii ñu xëy dégg ne faatati nañu beneen étudiant ci université Gaston Berger ba ca Ndar yóbbee yéene kaay gii di L'Enquête xëy fësal ci xëtam bu njëkk ne lu ëpp tuuru boom gi ñuy boom étudiants yi mu ngi bëgg a ëpp ndax mënatuñoo seetaan ñuy faat étudiants yi ndax li ñuy wàcc ci mbedd mi di réclamer seen bourse yéene kaay gii di Zoom info ñëw feelu ko ne yenn yi dootuñu ko nangu ñuy rey étudiants yi ndax fanweeri dërëm kese Doudou Wade nekkoon njiital groupe parlementaire PDS ci nguuru Abdoulaye Wade wax ci yéene kaay gii di La Tribune ne bu ñu amee lu ñuy wax nañu ko wax njiital réew Macky Sall ndax ba mu fi nekkee ba léegi nekkee fi lu dul di boole alkaati yeeg askan wi moo tax mu wax ne lii am démb ca université Gaston Berger ba ca Ndar mënu koo duppee lenn lu dul ab violence d'état Mali Gakou mi njiital grand parti di sàkko ñu ubbi ci ab l'enquête su ko defee ñu xam anam bi ñu fàtte étudiant bii di Mouhamadou Fallou Sène yéeni kaay gii di Les Échos ne ñaar fukki at ak juróom benn la am ma nga fekk baax ci diwaanu Njaarim amoon na soxna yàlla mayoon leen benn bant altine ji la doon màggal anniversaire am bët set di talaata ñu faat ko muy nag lu njiital réew Macky Sall di metti lu biral yéeni kaay gii di Le Soleil ba tax mu sàkku ci ni mu gën a gaawee ngir mbir mi ñu ubbi ci ab l'enquête laataa mooy jébal ak njaalam njabootu Mouhamadou Fallou Sène yéeni kaay gii di Sud Quotidien bu dee ay mbokkam ñoom la ñuy sàkku moo di ñu jox ko ak néewam su ko defee ñu daal di koy denc ci jamono jooju waa SAES di syndicat gi ëmb jàngalekat yi nekk ci daara yi kaw yi ak seen naataango yi nekk fële ci Sud-Est ñoom ñëpp ña ngay sàkku ñu jëlee fa recteur ba teg ci nag traité lu ci tolloog ñaari fan yoo xam ne du ñu ko jàngale ngir ñaawlu faatug Fallou Sène mii procureur Ibrahima Ndoye dina jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci suba tey jile ngir indi ay leeral ci faatoom yéene kaay gii di las na jarul muy xool fu sori te xam ne ministre Augustin Tine won na ko yoon wi ba noppi yéene kaay gii di la Libération ne lu doy waar moo am démb ca palais présidence Abdoulaye Ndour mi nekkoon daas ba moom la njiital réew Macky Sall dàq ci biti li ko waral nag moo di kàddu yi mu yëkkati keroog di jàppale capitaine Dièye mi mu ne ci dëgg la nekk dem bay saako ñu xoolaat sart yi tënk l'armée bi su ko defee ñu mën leen a may ñoom takk der yi ñuy wax seen xalaat yéene kaay gii di L'Observateur ne gannaaw ba ñu ko tegee loxo niki aljuma ji ñu génn capitaine Dièye moomee ci dàq ko la ñu jëm waaye balaa booba ñuy wax ci Comillac yéene kaay gii di Le Soleil ngir ñu ko xamul ab banqaas la bu banqaasoo ci OCI tey saytu lépp lu jëm ci wàllu xibaar ak yu ñu mel ci kuréel gi démb nag lañ doon amal seen fukkeelu jotaay ak benn fii ci Ndakaaru loolu yi doonoon occasion
occasion ci njiital réew mi Macky Sall mu daal di sàkku ci ay naatango mi ngir ñu def lépp lu ñu mën ba jàngal xale yi ndax njàng kese moom mën a génne nit ki ci lëndëm yéene kaay gii di Vox Populi ndaje mi occasion la woon itam ci moom mu daal di tàllal loxo réewu julli ci ngir ñu booloo joxante loxo daal di dakkal ci ni mu gën a gaawee ñaawteef yi Israël di dëkk di teg ci kaw Palestine mënumaa jeexal nag te waxuma ci sondage bi ñu yéene kaay gii di 24 heures xëye tey jii mu nangoo ko ci cabinet ISEO mu soxal élection présidentielle 2019 yi di ñëw nee nañu jot nañoo wër Sénégal dajeeg lu ci tolloog fukki junni doomu aadama ak juróom laaj ak nii ñu koy gisee ndax noppi nañu ngir falaat ko ci boppi réew mi waaye boo demee ci diiwaan yu ci mel ni Ndakaaru Mbàkke ak Touba ñoom nee nañu xel xalaatu ko ndax wóolu wuñu ko bu dee nag diiwaan yu ci mel ni Matam ak Kolda ñoom nee nañu élection yi bu dee ne suba la noppi nañu ngir falaat njiital réew mi Macky Sall. bu baax a baax moom Seydina Omar Ba jaajëfal leen bu baax si ànd bu rafet bi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci xibaar yi ba mu yem xam leen ne seen kóolute mooy li ñuy sagal saa su nekk di ñaan borom bi nga xam ne dara teewu ko mu aar ñu làq ñu fa yàq yeggu ñu yendoog jàmm ba subaak jàmm incha allah